jëf Abdoulaye Gueye Guébes mi nekk ci cabine technique bi mbokki auditeur yu Teranga FM ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak fu ngeen mën nekk moo xam ci biir Ndar la wala li ko wër wala ci biir Sénégal di amaat mbégte bu baax a baax di toogaat ci plateau bi ngir defal leen seen émission les grandes heures ci présentation bi seen xarit Cheikh Ndiong ni ñu ko daan defee tey nag ñu am beneen gan muy Alioune Badara Diop nag moom mooy directeur général bu office des lacs et cours d'eau du Sénégal nekk également deuxième adjoint au maire de Saint-Louis chargé des infrastructures d'ailleurs ci qualité boobu surtout sax lañ ko invité ci plateau émission les grandes heures dañuy koy nuyu dalal ko jàmm doole dellu si yeneen considération yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne bëggoon naa ci ñëw balaa ñuy dugg ci laaj yi nga xam ne moom lañu ko bëgg a laaj Alioune Badara Diop maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci sa kër. waaw merci beaucoup Cheikh. maa ngi lay nuyu di nuyu itam technicien yi nga àndal yëpp nuyu waa Saint-Louis yi ñuy déglu yëpp ak waa Sénégal ñu may ma rek balaa may dugg ci émission bi ñu saluer mémoire sunu mag sunu kilifa doyen Golbert Diagne Alaaji yàlla na ko yàlla xare àjjana te rafet nañ ci njort ndax li wàccee lu ay kaamil fii ci Ndar ci at bu nekk ci weeru yërmande weeru koor mën nañ ci rafet njort donc jëkk a jaalewaat di la ko jaale waa rajo bi di ko jaale aussi am di jàmmam yëpp ndax Golbert nit bu dépassé famille am la donc ñoo ngi koy jaale askan wi yëpp waaw mi ngi noonu jërëjëf ñi ngi nangu njaal mi di la ko jaale yow itam directeur général di également wax ni considération yooyu sax laa doon wax parce que émission les grandes heures bi suñu papa suñu directeur général Alioune Badara Diagne Golbert làqoo ak léegi defatuñu woon émission grandes heures donc tey mooy première émission les grandes heures post Golbert mu nekk loo xam ni lu tooyal sama xol la man mi ndax émission bi man moo ma ko dénkoon ci atum 2007 maa ngi ñibbi si Ndar 2006 en 2007 mu dénk ma émission bi te booboog léegi ëpp na fukki at maa ngi koy dawal te itam mosuma ci defal benn remarque boo xam ni bu naqari sama xol la lu dul ay félicitations macha allah la ma ci doon defal may ñaan yàlla aussi félicitations yooyu ma daan defal aussi ñi mu fi bàyyi te ñu yor rajo bi également ñu wéy di ma ko defal te lépp nag lalu ci dëgg ak itam liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la di ko ñaanalaat yàlla bu baax a baax yàlla xare ko àjjana waaye itam yàlla taas ñu ci barkeem ndax ci barkeem la ñu nekk ñun ñëpp ay reporters sportifs nekk ay reporters yoo xam ni ñu ngi toog di animer ay émission ba di animer émission bu mag bi nga xam ni moo nekk ci Teranga FM te wax ni émission bu mag la aussi du bàkkaar ndax loolu moo am donc di la nuyuwaat bu baax a baax directeur général Alioune Badara Diop c'est vrai que suñu temps barewul donc dañuy def course contre la montre ma fàttali ni yow yaay deuxième adjoint au maire bu Ndar nekk directeur général office des lacs et cours d'eau nekk également responsable politique bu Alliance pour la République tey nag ñu invité la ngir waxtaan ak yow ci sujet yu bare li ñu jëkk dugg moom mooy Covid 19 lu ay di njàmbat DG Covid 19 lëmbe na Sénégal booboog léegi yow lan nga ci am ci wàllu xalaat ci bi fi jàngoro ji duggee ak léegi ci wàllu évolution bi ci wàllu ni ñu ko gérer lan moo ci sa xalaat exactement. waaw jërëjëf dëgg la maa ngi associé aussi itam li nga waxaat si sunu mag yow itam di la souhaiter ndam li nga amoon si dundu sunu mag sunu doyen Golbert mu continuer effectivement mbas mi bi mu fi ñëwee ba léegi ñëpp xam na ni la plus haute autorité muy le président Macky Sall da ko jël en main. bu baax a baax. xaarul ba feebar bi ëpp doole bi nu amee benn cas rek la woote réunion bi nu amee ñaar fukki cas mu jël ay décision yi mu war a jël décision yi jël nag sur le plan politique muy jël ay décision sur le plan sanitaire maanaam si faj bi jël ay décision itam sur le plan si askan wi xam naa ne yooyu décision yooyu mu jël ak jàppale ndimbalu suñu borom xëy na moo tax feebar bi tiitaange bi ñu si amoon mën nañu wax ni yàlla dimbal nañu daal. ba pour le moment eggagun fi. ni ñaan yàlla suñu borom moom mi maye mu egg lañu ko tiitaange yéen si amoon duñ fa egg. et que feebar bi mën fi jóge si Sénégal jóge si àddina bi lu mu gën a gaawe. est-ce que jàpp nga ni gouvernement bu Sénégal géré na ko xam naa ne sax yow xëy na du la xaar ci ngay critiquer gouvernement waaye ndax jàpp nga ni gestion bi ni ñu ko defee noonu la gënee wala mënoon na fee gën a baax. waaw mënoon na fi gën a baax day naqadi tontu ndax xam lu amul neexul jugé mais li nu mën a wax
mooy le président de la république feebar bi gestion bi moo ko téye ci loxo téye ko nag ak responsabilité téye ko itamit ak yërmande. su may wax responsabilité bu ñu fàttaliku bu feebar bi dooree avant même muy am Sénégal coow am na bi ñu waxee dañuy indi sénégalais ya fa nekk juróom-ñaar yi. mu jël responsabilité am wax du ñëw. yàlla itam dimbal na ba ñooñu tey dara jotu leen loolu rek mooy wane responsabilité bi mu jël. wax naa ko léegi jël na ko ci faj bi def na ci ay moyens yi su war yépp ba tax na tey ñi feebar ñëpp kenn seetaanu leen am na dëkk yu mag yu ëpp doole Sénégal nit feebar nañu koy toogal sa kër mënuñu fun la denc. yooyu yëpp yàlla dimbal nañu que amu ci. si vision wu président yi tamit tax na que tey feebar bi itamit mën nañu wax lii ci waloon làlloo yëpp. muy jafe-jafe yi muy en perte d'emploi yu ñuy dégg yooyu yëpp président jël na ay responsabilités jël ay mesures fortes. moi je pense que ni nit itamit loo xaw a loo contre dina jafe trop nga tey jii nga mën wax président jëlul ay matuwaayam. tey tamit def na ko aussi de manière inclusive maanaam waxtaan ak askan wi yëpp. ndax recevoir na opposition bi loolu tam ñu saluer vision président ak aussi sens de responsabilité de la majeure partie de l'opposition. bi xam ne ñoom tam comprendre nañu ànd seeg moom ba tey jii mën nañu wax yàlla dimañu Sénégal nekk na benn. pour xeex taxaw ba mbas mi daal du law. li ma fàtte préciser bi may door émission bi mooy ni ñu ngi koy def ci Teranga FM en direct di ko def également en synchronisation ak ñaari rajo benn rajo bi mooy rajo municipal bi nekk fii ci Lodo mairie bi moom ka bi ci des mooy Zik FM bi nga xam ne ma nga ca Ten Jigéen te itam suñu xarit Babacar Niang ñu dénk ko donc maa ngi leen di nuyu ñoom aussi gënuma leen juddu dàquma leen présenté gënuma leen ëpp compétence mais teewul également aussi ñoom ñi ngi toog ca fa ñu toog def li nga xam ne moom mooy synchronisation ma leen koy gërëmee bu baax a baax également aussi di leen wax également maa ngi seen ginnaaw bi ci des mooy ñi ngi nekk en live Facebook également ci Teranga FM muy page Facebook bu rajo bi ci également aussi presse APR ak ci sama page man mi ak Snor bi yëpp donc ak Sénégal yëpp wax bitim réew également ñi ngi suivre émission bi mais déjà lu bare lu nit ñi di wax te mu jaaxal waa Sénégal mooy ni gouvernement bi dafa mel ne dafa dellu ginnaaw ci xeex bi parce que gis nañu askan bi génn daal di def ay manifester taal ay pneu taal ay ambulance rek président génn daal di jël ay dogal yu bees yow noo gisee loolu. non président delluwul gannaaw xam nga feebar bi dafa ñëw kenn miinagu ko woon ñëpp tiit président jël ay décisions yu rigoureuses feebar bi daw benn weer ñaari weer président bi muy waxtaan ak askan wi ci koor gi korité bi wax na ni études yi ñu ko defal wan na ni feebar bi lu mu nar na nekk ak ñun ba lu mu gàtt-gàtt septembre est-ce que dañu war a tëjaat dëkk bi nañ ko war a tëjee est-ce que dañu war a itamit jël ay décisions yooyu ba tey jii ñi nekk ci informel bi ñu bare tey mënuñu liggéey ñi nekk ci privé yi sax mënuñu liggéey te président jël na ay décisions wax bu kenn dàq kenn te loolu dëkk yu mag yi amu fa ku koy suivre yaa ngi gis ñoo ngi dàq ay junne nit ay téeméeri junne nit astafurlah ay fukki junne nit ak lu topp président taxaw wax loolu bi amul Macky Sall nag président la boo xam ne day déglu askanam c'est pas de la faiblesse mais day déglu askanam président la boo xam ni du tànqamlu askanam su askan bi waxee da leen di déglu su xoolee ni lii moo gën mu def ko su xamee gënul mu bañ ko def man xalaatu mais su boobaa ku bëgg mu dégloo la rek da ngay sànni xeer commencé taal yi pneu créer tuuti jaxasoo ci dëkk bi non mënuñu wax dañu taal pneu ndax soo calculer Sénégal yëpp am na lu mat juróom benn téeméer rek lu topp ci collectivité collectivité bi nag soo fa duggee am na ñaar fukk ak lu topp ci quartier ñi manifester matu sax fukk donc te ñëpp xam nañ ni fa la président jëmoon seulement yenn saa yi gars yi dañuy def li ñuy wax la politique politicienne xam président lii lay def ñu yëngal-yëngalu pour ñu wax ni ñoom la mais président wax na ni day assouplir les décisions au fur et à mesure li mu jëkke mooy couvre-feu bi jële ko 20 heures yóbbu ko 21 heures pare waat wax na école ubbi dëgg la après jafe-jafe am na ba ubbiwul ñëpp xam nañ ni da siy jóg pour di ubbi ji dafa mel ne tey ñëpp xam nañ ni lii dina egg fa ubbi ji ay restaurant yeeg yooyu tey su benn borom restaurant génnee taal mbedd mi na ñu ni ubbi nañu mu ni maa tax xam ne kooku dafa bëgg rek défoncer une porte ouverte li ñuy wax ci français wante xam nañ ni président mi ngi déglu askan bi di déglu ay conseillers di jël les bonnes décisions moo tax feebar bi dugg na fi ñetti weer ak lu topp mais yàlla dimbal nañu musiba bi ñu tiitoon ñun ñëpp
yàlla dimaloon ko jegewuñ ko sax te yàlla na yàlla dimal itamit duñ ko jege mukk. waaw ci xeex bi dafa bari ay fànn xeex bi ci wàllu paj mi xeex mi ci wàllu économie xeex mi ci wàllu social gouvernement bi notamment le président de la République jël dogalu dégager lu tolloog ci juróom-benn fukki milliards ak juróom-ñeent jëndee ko ay lekk ak yu nu mel ngir séddale ko askan bi yow bokkoon nga fii ci Ndar ci comité bi nga xam ni moom la ñu taxawaloon ngir mu tànn nit ñi nga xam ne ñoo ko yellool mbir yi naka la demee balaa ñuy ñëw nag ca la ca topp. waaw loolu li ma si mën a wax rek d'abord saluer le ministre maire Mansour Faye bi ko aussi yàlla dégale moom la ko président dénk sur le territoire national. ndax li mu def masul am Sénégal sañ naa wax sax ndax recherche naa ba sonn. masul am Afrique àdduna bi nag sañu ma wax. ndax nga jël lu mat 1 million ménage nga leen di jàppale. te ku nekk la nga koy jox ëpp na téeméeri kilo si dund. mos fi am dëgg la nag yàlla dimbal nag que boobu ba léegi mi ngi dem jaar mi ngi affaire bi jaar na si yoon. effectivement terme de référence yi état bi teg day am comité si au niveau de région gouverneur dirigé ko comité au niveau département préfet dirigé ko et comité aussi au niveau communal ak quartier. man daf ma woo personnellement ni ma loolu dama la ko dénk te dama bëgg lépp jaar yoon. ma dem représenté fa commune bi samay naataango aussi yi ma bokkal mairie bi accepté que jàppale ma si. maa ngi leen di remercier muy la madame le maire Aïda Mbaye Lamine Ndiaye Latir Fall Fatou Diouf adjoint maire la na man. ñu nangu ko ñu ànd si liggéey bi di ko def boobu ba léegi. et incha allah liggéey tam def nañ ko si ni ñu ko tegee si terme de référence yi. mën nañu wax sax raw nañu terme de référence yi. tey jii ñuy kontaan trop suñuy gis ay junne boroom kër si Ndar ñëw di jël ñaari saaku ceeb fukki litre dëwlin. fukki kilogramme suukar fukki kilogramme pat. lu mat ñaar fukk maanaam 18 savon yàpp ko si oto di yóbbu si kër nit ñi seen xol sedd na gërëm nañu président. ñaanal nañ ko. ba dama doon tooñ sax ñenn ñi da nga naan ñenn ñi seen xol sedd na. daan ci ñëwaat bëgguma anticiper. waaw amul problème xam nga infirmier ne waa parfait. mais man gëm naa ni ñaanal nañu président ñaanal boo xam ni. ñu dañuy ñaan kay loolu suñu borom gëm nañu ni du tànqam lu ñaan yooyu yëpp. ndax su xol la jógee. te itamit moom rek mu laawaale ñu si barke bi mu nar ab si ñaan bi laawaale si Sénégal yi. mais tànneef bi monsieur le maire laa lay woowee ndax da nga fi ñëw tey sa qualité adjoint au maire tànneef bi nan la demee maanaam nan ngeen si yan critère ngeen sukkandiku pour tànn nit ñi. waaw très bien d'abord damay leeral tànneef ba nga ko def si transparence bu leer nañ d'abord thème de référence yi wax naa ko léegi dafa am comité boo xam ne gouverneur a koy dirige. gouverneur woote na réunion ak préfet bi ak sous préfet yi jox leen terme de référence yi. suñu paree préfet yi ku nekk woote réunion préfet Ndar woote réunion. moom tamit ànd ak ay service am. ñun maire yu nekk fii yépp ñu teew fa man tamit yàlla dogal ma représenté maire Ndar. invité délégué de quartier yi invité guide religieux yi invité bàjjenu gox yeeg yépp gox bu nekk mun la lii moom nga am droit. bi ñu paree itam man bi ma génnee ma fa représenté woon ma woote Ndar. ba laa may woote Ndar ma dellu gis ci préfet ma ni que terme de référence yi de lii la wax maanaam terme de référence yi dañu wax day am comité communal. ak comité de quartier. comité de communal mu ni ñi ñoo koy séq. maanaam le adjoint maire yi nga boole ci service état yi développement communautaire. nga boole ci délégué de quartier yi. nga boole ci imam bi boole ci curé bi. ba itam ñoom tam maa ngi leen di ziar au passage ndax teew nañu ci sunu réunion curé bi teew na. maa ngi koy ziar kii bi tamit imam. représenté na ku ko fa représenté. conseil communal de la jeunesse teew na fa. association bénéficiaires yi aussi muy handicapé yi yépp teew nañu. mais balaa am ñuy woote yoolu ma dem gisi préfet ma ne ko ñun nan ko gën a élargir. ndax dan ma sas moom tamit mu ànd ci loolu. élargir bi. ñu élargir que si conseil de quartier ndax rek moom conseil de quartier yeneen amuñu ko. ñun leen da ngeen di indi représentant ñoom tamit ñëw participer. ñu élargir que si élus yi. ndax suñu ko élargir si les élus municipaux képp koo xam ni yow am nga légitimité askan wi tànn la bokk nga si. ñu élargir que si les élus municipaux. ñu élargir que aussi si société civile. maanaam gis ONG yi. ñu ni forum civil moo leen di représenté ma woo Latir ñu waxtaan Fall mu ne ma mi ngi Dakar. mënul ñëw mais jël ku mu bokkal forum civil mu ñëw présence yi. ñu élargir que donc noonu
itamit toog te ñu élargir que ci opposition. ndax tey maire yi rek ñoo waroon ñëw ma woo waa PDS ñu désigner représentant sama le doyen député mu ñëw ñu wooy tamit listu FFB ji itamit Ablaye Ndiaye ñëw diriger ko dëgg la Thiamba Seck bi doon représenté PDS ci bis bi la ma woo mun ma dafa xaw a tawat yaramam moo tax daal mënu la ñëw mais yëgal na nekk ñoom ñëpp ñu ñëw blogueurs yi aussi ñu invité leen donc ñun ñu toggaloo ñu def suñu ay réunion mission bi ñu santoon conseil le conseil communal le comité communal mooy day waxtaane terme de référence yi moom kii bi ñu jox quota bi ñu jox te naa si dellu si léegi si quota bi ñu séddale ko par quartier après ñu dem installer les comités de quartier bi ñu dajaloo pour waxtaan ba d'accord ci critères yi ak def loolu ñaari fan doon jël te ñi ma si bokkoon ñoo ngi may déglu donc nag benn tey boobu xëy na critères yi leen gën a waxtaan ba d'accord ci yenn critères yi noonu lañ ko dégg ndax bind nañ ko mais bind mën na ñëw dégg-dégg bi wuute ñu waxtaan ba am même dégg-dégg service état bi aussi nekk fa pour jàppale ñu deuxième jour bi nag ñu réunion pour séddale quota bi quartier par quartier dëgg la nag état daf ñu jox benn liste bu ñuy wax le registre national unique registre boobu maanaam ñi xaw a nekk ci jafe-jafe ci quartier bu nekk moo ci nekk mën nañu ci bind mënuñu ñooñu ñooy jiitu mooy ñi am bourse de sécurité familiale yi quoi raw na sax bourse de sécurité ñu mel noonu quoi waaw ñu mel noonu daal waaw léegi nag suñu waxee ci loolu mën nañu wax ni Ndar RNU boobu 4128 ñoo ci nekk maanaam ñeenti junne ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett liste bi ñu def additionnel muy 8847 maanaam juróom-ñetti junne juróom-ñetti téeméer ñeent fukk ak juróom-ñaar maanaam fu nu amee benn nit bu nu wax ni si ñu war a jàppale la boo kundóol am na yeneen ñaar yu ñu si yokk ak lu topp suñ ko boolee nag muy 12925 donc Ndar 12925 maanaam fukk ak ñaari junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom maanaam tuutee ka manqué fukk ak ñetti junne 12000 moom la ñu séddale bi nag ñu dem installer quartier bu nekk ñu dem installer fa comité de ciblage comité de ciblage boobu comité de ciblage mooy comité bi tànn ñi bénéficiaires yi waaw si quartier bu nekk ñun maire yi ñun juróom yi ma wax léegi ñu séparé wu si juróomi groupe dem installer comité de quartier bu nekk fu ñu fay ñëw bi ñu waxtaanee ñun pour d'accord dañ ni ña koy composé foog ñu fekk la fa lu mu bon suy juróomi xaaj ñeenti pour ñu installer leen fu ñu ñëw nit ñi ñëwul dañ ko renvoyé donc li ma mën wax ci loolu ñu installer quartier bu nekk comité de ciblage bi délégué de quartier moo koy diriger dina am directeur école bi soo amee ay école primaire dina am association parents d'élèves dina am itamit bàjjanu gox bi conseil de quartier dina indi ñaari nit bu bokk fa conseil communal dina indi ko représenté su amee foofu li ñuy wax ay OCB mooy organisation yu jigéen ñi daanu teew su amee tamit ay organisation mooy nit ñi xam ne dana am ay mobilité réduite handicapé wala yooyu dañuy teew élus municipaux bu nekk tamit quartier ba nga dëkk nga teew loolu installé nañ ko ci 33 quartiers yi am Ndar quartier bu nu ñëw ñu ne la sa RNU lii la maanaam comme tey su ma jëloon tey ñu jël Goxu Mbaaj dañuy ñëw ni Goxu Mbaaj seen liste régionale seen liste unique bi 150 personnes la 150 ménages li ñu si yokkal additionnel bi 500 ménages ñu am 650 ménages comité boobu mooy tànn ménage yëpp je le dis ici pour mu leer bu baax le maire Mansour Faye ak les autorités de l'État amul benn nit bu nu proposé waxuma di déposer liste ñun ñii di collaborateur u Mansour Faye ñooy adjoint au maire amul benn nit bu nu proposé waxuma di déposer amul leen ay recommandation quoi amul benn recommandation donc ñu nu bind mooy comité yi ñoo ko tànn seulement nag ñëpp waruñu am il faut que ñu leeral ko ndax d'abord ménage la ñuy jàppale du fekkee dañu ñëw ci bourse de sécurité familiale boobu ñu gis benn ménage am na ñaar ba ñett ñu ko fa am kenn la ñuy bind mais loolu comité de quartier bi moo koy def ñoom xamante nañu suñu gisee Aliou Diop dafa bind boppam bind ñaari soxnaam bind benn doomam te loolu am na fi dañ koy dindi
ba xam ni ménage boobu njël boobu benn nit ay am. beneen bi képp ku am ressource régulière. bokkoo si maanaam tey ku am salaire bokkoo si. beneen bi mooy itamit képp koo xam amoon nga activité peut-être sax yaa ngi doon dund bu sant suñu borom. mais feebar bi tax na ba liggéeyatoo maanaam tey nga amoon. comme chauffeur si waaw ñu mel wala borom restaurant ñooñu dañ leen di bind en priorité. même du fekkoon am na yenn am yi. donc si noonu lañ ko natte wax leen que ñu dem. te itamit bi ñu leen waxee dañ ne su ngeen tànnee ba pare day am procès verbal. procès verbal dañ ko partagé ak madame préfet ak ay collaborateur am ak collaboratrice am ba ñu d'accord ci PV bi ni ñu koy bindee. ñu jox leen ko bu nekk ni leen ku pare da ngay remplir procès verbal bi. nga ni RNU bi lii leen si dindi. man nga am RNU tey mu doon ñaar téeméer nga dindi si fukk. ba pare ñii laa tànn ba pare dañ ni liste bu ñuy accepté ñoo constitué comité de ciblage bi. suñ ko defee juróomi xaaj ñeenti war doon signé ndax unanimité amul fenn. mais yàlla dimbal nañu sax à part nord. bi xam ni kenn bañoon signé feneen fi ñu dem yëpp ñëpp signé. donc daal pour wan ni. tànn bi askan wi moo ko def. su ñu jëlee 33 quartiers ñu jël lu mu bon. fukki nit par comité. parce que ñi ëpp fukk ak juróom la jëm kaw mais mën nañu wax lu mu bon fukki nit di teew nañu. donc mën nañu wax ni 330 Saint-Louisiens maanaam ñetti téeméer ak fanweeru doomu Ndar. ñoo réunion lu mat ay bës ak lu topp di tànn nit ñi benn ak benn. donc vraiment noonu la demee. donc xëy na nag mën na ñàkk mat. loolu on peut comprendre. mais parloo amu si. politique amu si. damay jox rek benn natt dama sama jigéen baal muy Aminta. ñëpp xam ne responsable bu mag la Diamaguène. Aminta Gueye waaw mais puisque du élu. ba ni tànn Diamaguène bokk si. comité lan fa teg. Pape Ibrahima Faye responsable bu mag la. mais ba ni tànn au clair toogu fa man mi tooguma bu Balakos. ñanu composition yi ñu wax. ñoom la ñu jël ñu nekk fa. donc voilà daal loolu la demee te itamit jaar na yoon. dem bi mën na indi nag ay ñàkk déggoo ndax dafa am tamit ñoo xam. non dafa da nga naan indi na coow sax ngay wax waaye balaa may ñëw ci coow li damay fàttali ni yow Alioune Badara Diop di deuxième adjoint au maire bu Ndar nekk itam directeur général bu office des lacs et cours d'eau yaay suñu gan ci émission les grandes heures ñu nekk en synchronisation également ak rajo Ndar FM ak it di rajo municipal bi ak itam rajo Zik FM ñu leen di déglu donc en direct en ce moment ak également ci biir Facebook bi ñu ngi ci en live DG affaire bi indi na coow nag quand même parce que même su fekkee du quartier yëpp am na ci ay quartier yoo xam ni nit ñaa ngi coow ba sax woo presse bi di ci ñaxtu ñu wax ni ci yenn quartier yi ciblage bi jaarul yoon dafa am parparloo comme ni nga wax ni léegi amul parparloo mais ñoom dañu jàpp ni ñi doon ciblé ci seen i quartier dañu ci dugal parparloo ensuite aussi am ñoo xam ni dañoo waroon nekk ay ayant droit kenn jëlu leen loolu la ci tontu. waaw man du ma d'accord di coow am na ndax heure bi may wax ak yow. 33 quartiers yi am Ndar mën nañu wax ni 30 yi jot nañu. waaw non astafurlah 28 yi jot nañu. 28 ndax tey jigéen dafa parewul. ak Gendar dàkk wala loola. su baroon 30 day ma. ku jox 33 quartiers. ñun ñi fa toog di leen gis. ànd ak service état yi gis nañu borom famille yi borom kër yi. ñëw jël seen yëf yàpp seen saret yàpp seen puus-puus jël seen taxi yóbbu. ay junne doomu borom kër. donc qu'est-ce qui se passe nag dañuy politique. dina am ñoo xam ne diggante Diamaguène Léona yaakaar naa gannaaw raay foofu am na tuuti kii. waaw mën na bañ mat loolu mën naa d'accord. xam nga ni mën nañu wax ni. indi nga téeméer nga ni comme léegi ni ñu wax Diamaguène. wala Léona su ma xoolee fii sama kayit yi. donc baal ma tuuti rek maa ngi. perdre si kayit yi amul benn problème su ñu jëlee tey Léona. waaw 184 nit ñoo nekkoon si RNU bi ñoom bi ñu xoolee RNU bi. dindi nañ ci 16 personnes. 16 personnes ak 306 yi leen yokkal. mu nekk 322 yu ñu doon tànn. dindi bi lu koy waral. comme tey jii RNU bi ñu ko defee comme wax naa ko. mën nga ñëw fekk fa benn njaayeen. mu bind boppam bind jabaram. ok dañ doublon la dañ koy dindi. d'accord am na ñoo xam tam yàlla dogal na nekkatuñ fi wala tukki nañu. ñooñu dañ leen di dindi mais PV bi ñuy déposé. képp ku ñu dindi wax nañu turam ak lu tax ñu dindi ko. ci PV yi ñu déposé tam ñu jot si. donc suñu jëlee lew na 490 ménages lañ fa taal. maintenant nag mën nañu wax matul. ok loolu mën na am
maintenant amul su matul nag am ñuy def politique politicienne ndax dafa am politiciens yoo xam ni ils font la politique au feu d'artifice. da nga bëgg wax ne ñuy coow politiciens ñu rek seen ginnaaw quoi. xoolal seen couleur. non du nekk seen gannaaw. ay hommes politiques ñooy coow. ok ils ont choisi la politique boo xam ni maanaam affaire melax daal su dara xewee damay parax yi ñëpp gis ma après ma dem sama yoon. du ñu dem si askan wi du leen gis si dara. du leen gis du teew seen wet. si dara. wolof yi dañuy wax ni joxoñ su jubee am borom. waa kër Mary Teuw ngay wax. non joxuñu ma kenn. mais identifier ñu nekk si Facebook yeeg dem si rajo yi. mais je le dis xam nga tey jii. nga jël comme Pikine ba Sénégal. ñu wax tey nga nit jël nañ fa su ma ko xoolee 450 personnes. ménage nga jël Pikine Tableau Walo 690 ménages. ménages yooyu suñu ay dëkkandoo lañu ñu xam ñu leen jël. nga toog na wax jaarul yoon te mënoo wax benn nit doo wax Aline Diop jël na. doo wax Mbaye Ndiaye jël na doo wax soxna Aline Diop wala Mbaye Ndiaye jël na wax jaarul yoon loolu kenn mën ci dara. mais comme ni ma la wax rek ñoom dañuy utiliser technique boo xam ne xam nañ ko depuis le Moyen Âge. mooy damay xaar ni def dara. ma toog di dal ci kawam pour am tur. mais soo xoolee xëy na dañ leen di yónni xëy na ñoo ko defal seen initiative boobu. mais ñooñu sol mbubb boobu. ñooñu sol mbubb ñoo fi nekk di wax mais ci affaire bi bariwul coow. œuvre humaine nag du parfaite dina am benn yu manqué moom moo tax le maire nous a demandé que mairie bi dina voter budget. def liggéey den sax pour xool nu ñu jàppale li manqué. xëy na nag du ñu mën a def li président def. ndax comme ni ma ko waxee président presque 13000 ménages la fi def maanaam ci fukk ak ñetti junne ménages. commune bi amul doole boobu. président générosité bi mu def itamit amuñu ko. maanaam 100 kilos ceeb la joxe. ceeb bu baax nag. ñaari saako 50 kilos. ñaari saako 50 kilos. dëwlin bu set wecc huile de soja la joxe. yaa ngi kañ seen aide bi de. waaw donc loolu la jox kër gu nekk. xëy na ñun mairie bi daanu jéem mais loolu moom mën nañu wax ni. duñ ko mën ndax doole bi yamul. te tamit le président a une générosité quand même. incommensurable. donc sax moom moo tax sax même ça toutes ces politiques qu'il met en œuvre. da nga ko siy gis mooy PUDC mooy entre autres Promoville bourse de sécurité familiale. donc vraiment coow xëy na am na. mais coow lu tuuti la. te ñii ñu wax dama ne ñun ñoo ngi toog si place yi. ñoo ngi fa toog ak service état. maire ak adjoint astafurlah préfet ak adjoint. suñu yeewoo dañuy def tour bi toog fenn. nit ñëwagul ñun ñu kii de député la. wala rakku député la ministre la wala rakku ministre la directeur général. wala soxna directeur bu fi yàpp yóbbu. loolu mën nañu wax ni vraiment gisuñu ko. mais je défie quiconque nga wax si benn nga cité ko nommé. waaw mais par contre gars yi ñu ngi wax ni am na benn quartier man nag li ma jaaxal mooy gars yi dañ naan benn quartier rek ba tey kenn nangul tudd quartier bi kon man du ma ko tudd comme gars yi koy wax sax nanguñu ko tudd mais gars yi ne nañu am na benn quartier boo xam ni ganaar yi sax am nañu saako ceeb loolu loo ciy wax loo ciy tontu. waaw mais damay wax tamit. waaw bi ñuy séddale. par quartier. xëy na foofu moom je reconnais xaw nañu juum. waaw mais juum bi aussi. on l'a fait maanaam si def lu baax. ndax dañu invité service état ñu ñëw toog ñoo ngi may dégg. muy service développement communautaire muy service ay développement social. muy responsable RNU à région bi. ñu toog ñu ne ñun sedd bi dañ koy basé si ñaari critères. nu quartier bi toll ak na fa ndóol am. ñoom ñu ne ñu ndax ñoom ñooy gis ñi nekk. si études yi ñu am par exemple goxu mbaaj foog ngeen def fa lu bari. moo tax soo jëlee ñun goxu mbaaj dañ fa def lu bari. ñun ñu tey xool mission bu leen fa def lu bari. parce que kenn amul ndóol ñu tam ñu def tuuti xool mission. maintenant nag looloo tax tolloowul. mais tolloo bi defuñu ko si parparloo dañ ko def si conseil yu ay service yu. kon li gars yi doon wax naan ay ku am étage doo am ak ku am kër gu ñu karale doo am ak yooyu kon du woon ay critères yu taxaw quoi. non yu critères yooyu am. critères yi wax naa ko. képp nag koo xam ne da nga am rémunération régulière. maanaam tey ngay enseignant. ngay fonctionnaire nga nekk si privé di liggéey si banque yi. enseignant yi li ñu am barewul de. waaw déet man dama wax li texte yi wax waxuma sama xalaat. waaw texte yi moo ni ku am rémunération régulière. bokkoo si. nga am aussi sa cantine bu mag. mu nekk si nu ma ko tuddee avenue de Gaulle bi. di kii xëy na amoo salaire mais am nga rémunération. ñooñu bokkuñu si. maintenant le comité bi su toogee ñu nekkatuñ fa. ñu li ñuy laaj rek mooy PV bi ñuy jox muy PV boo xam ni ñëpp signé nañ ko. suñu paree boo xam ni kenn signé wul comme Nord bi ñu signé wul sama jigéen Aïda Mbaye adjoint maire moo fa dellu toogaat ak moom wax lu tax. ay waxtaan ba d'accord mu signé. su signé wul woon dañ leen koy delloo. c'est pour vous dire que
commission yi nag suñu toogee. ñu ne Oumar Sow de dëgg la xamaluñ ko salaire. wante mi ngi dawal otoom bu rafet. tabax na këram gu mag donc ndóol bi jàpp ko loolu xel na naka nangu. mais du critère. du critère du critère. du critère bi ok Alioune Badara Diop beneen bi ma bëgg ñu wax ci mooy bari na ay maires yoo xam ni ci Sénégal ñoom laataa état bi di def sax ñoom dem nañu wuti si seen alalu bopp. commencé jox seen i population mën naa ci citer ñaari maires yi Gandon gi nga xam ne sorewuñu mën naa ci citer également mairie bu Barthélémy Dias gi nga xam ne moom souvent daf leen di tere nelaw moo tax yenn saa yi xam naa day dem sax def loo xam ni pour wan leen ne leen fii la yoon wi nekk mais mairie bu Ndar kenn déggu ko ci yooyu am na loo ci doon junj léegi mais àggoo ci fond bi gars yi dañuy wax ni yéen dafa mel na ci Covid 19 bi maye masque daal ngeen gën a mëne. d'abord ma leeral dara. waaw ñun lenn rek moo ñuy tere nelaw. mooy bëgg-bëggu askan wi. amul benn adversaire mu ñuy tere nelaw. ndax suñu borom mi ñuy may ndam. Barthélémy dafa garaaw de. mi may ndam. depuis ñu door di politique ba léegi. tere nelaw li ñu tere nelaw daal bëgg-bëggu askan wi. ok bon ñun aussi. Ndar on est une structure disciplinée. ndax ku suivre da ngay gis bi yenn maire yi commencé joxe président defe ne ñëpp arrêté. ba état joxe ba pare. ok donc mais ñu ma xamal ni mairie Saint-Louis. Mansour jotoon na jot ay jàppale ay dëwliñ ay ceeb ak yooyu ak alalu boppam. mu jox ko daara yi ak guide religieux yi. loolu il faut ñu leeral boobu. desul yi dëgg la jàppale na masque ay gel ak niin. maintenant bi président parce que conseil yi mënuñu réunir dafa jël benn ordonnance. ordonnance bi mu ni les bureaux municipaux mën nañu réunion à la place des conseils municipaux pour décider lépp loo xam ni jënd la. jàppale dund askan wi. wala muy loo xam ni da ngay jënd matériel ci Covid bi. si loolu tamit le bureau municipal s'est réuni et a dégagé une enveloppe de 100 millions. bi ñu ko defee nag xëy na dépense yi ñu ci defagum. mooy jënd loo xam ni ñoo ngi jàppale ouverture école yi. maanaam jënd nañ ci ay thermoflash. jënd si ay raxaskaayu loxo. jënd si ay masque ak ay gel pour jox ko ouverture école yi. boobu moom dama leen ciy félicité bu baax a baax a baax. beneen bi ñu si def kontaan na ci acteurs yi kontaan nañu. jërëjëf waaw beneen bi ñu def si itam si xaalis boobu. mooy dana amoon problème muy sunu njaboot. bi xam ne ñoo nga dëkk Juxoob ñëpp xam nañu Juxoob nekkatul si commune de Saint-Louis commune de Gandon mais sunu njaboot la. bi ñu joxee waa Gandon wax mënuñu leen jël. dëgg la sax bi jëkkee di réunion ak préfecture ñoom wax nañ ko fa mu leer. man tamit bi ma waxtaanee ak sama naataango Kalidou. mu ni ma seen njaboot la yéen a leen war a yor. loolu tamit mu doon lu compliqué ndax nekkuñu si benn quartier. boobu tamit tànn nañ fa juróom maanaam lu mat 68. ménages ak juróom-ñett ménage mairie bi moo jënd jox leen identiquement. li président Macky Sall joxe. ok à part loolu desitu xaalis bi ñoo ngi fi. dañu su li passé daanu xool yeneen dépenses obligatoires yi ñu war def. mais maire nee na dina jënd pour jox jàppale askanam. ñi xam ni nag mooy ñi amul. ok waaw peut-être su boobaa daanu xalaataat comité de ciblage yi. nu ko gën a élargir dëgg la ñoom ñoo nattoon. foog ñu nattaat. mais daan leen xool nu ko gën a élargir. xëy na mën wax place maire. mais mën naa am rafet njort ni. que dina jafe trop. ñu joxe. li président joxe xëy na président fu mu joxe ñaari saaku. ñu daan joxe benn saaku 50 kilos. wala yooyu ndax itamit pour mën a li ñu wax maase. ñu bare am ñu bare daal am. waaw am na fi ay sociétés yu fi nekk di joxe également je pense que ciblage bi aussi war nañu ko seet ba mu bañ am ay doublons également yooyu tamit lu am solo la. waaw loolu sax xëy na société boobu man plus tard laa si wax. ndax société bu toll noonu ñëw fii di maye ay saaku 25 kilos. dafa ndaw donc. non c'est inacceptable loolu tax la mairie a choisi de ne même pas être présent. parce que yooyu ay caaxaan la. mais eggagul si xëy na loolu lu bureau municipal di wax la. lu conseil municipal si boppam di wax la. après ñu toog ñu wax si peut-être leeral fii. ndax gis naa ñuy bind di wax Mansour dañ ko may 100 millions ki am. bi may dugg fii woo naa ko. man damay dem rajo. te xam naa ni question boobu tam ñu abordé ko. mënu ma kenn mayu ma. 100 millions question boobu nag moo toppoon ci sama laaj yi yaakaar naa. moom la moo ci toppoon parce que ñu bare dañuy wax ni maire jot na ay contribution yu bare bon du ma sax wax ni ñuy bare dañuy wax ni man ñun fekkee nañu ñu koy jox ba tàyyi mu wooñu ñu koy couvrir ndax nëbbu ko mi ngi ko doon siiwal mais ñenn ñi dañuy wax ni loolu toll na ci 100 millions am sax kenn ku bokk ci yéen bëgguma tudd turam bii gis naa mu publier. nii àgg na ba 170 millions fukki millions téeméeri millions ak juróom-ñaar fukk loolu nan la demee ak itam utilisation bi
nan lay demee. waaw gannaaw yenn yi nga si jëkk wax nii. waaw xëy na maire moom suy liggéey. ñun collaborateurs yëpp daf ñu koy séddale. dëgg la comme ni ma wax jot na ay ceeb ak ay dëwliñ. ak ay couscous. su ma jigéen honorable député Aminata Gueye la chargé woon. bu séddale ko daara yi. te xam naa ni séddale nag plus de 200 daara ndax yëpp mi ngi doon muy publier fu mu dem. masque yeeg yooyu ak gel yi xëy na suma rakk Pape Ibrahima Faye la ko santoon moom tam mi ngi ko doon séddale. wante loolu ñu fa indi ñun ni ñoo ngi foofu ndax duñu fa géej. jegewul xaajul jege montagne. xaalis nag nee na ma leeralal fii. recevoirul benn xaalis bu approché ces montants. même pas un franc zaïrois. moom ay xaalisam la si def moom ma wax ma leeralal ka état aussi dafa organiser. su jotoon tey xaalis. conseil municipal mooy réunir pour accepter don bi. waaw maire bi may dugg wax naa ko mu leeralal ma ni ma wax ko ni ma ñi bind lool naa leen laaj ite bi mais rek ñu leeralal loolu. maire nee na. jotul benn xaalis. te mi ngi demandé képp koo xam ne nga jox nga ko xaalis nga publier ko publiquement parce que wax aussi day leer. wax day leer mais nekk ku nekk dox joxe na jot na tel loolu day xaw a. lëndëmal dama leeral la maire la boo xam ne bëggul dara ci mairie bi jëlu fi carburant. jëlu fi salaire jëlu fi dara suy voyager boppam lay voyager. donc loolu wane na ni su loolu amoon da koy def mu leer nañ mais il nee na publiquement jotul benn xaalis. 100 millions yu ñuy wax. maanaam su jotee xaalis itam àggul foofu quoi. jotul xaalis. du tout. pas wax ma àggul foofu. loolu la ma wax. ci wàllu jotul xaalis. Covid bi jotul xaalis. loolu la wax képp koo xam tam yaa ngi wax na nga ko publier ñu xam ban xaalis nga ko jox dëgg la nag comme ni wax jot na ay soutien. man mi ak samay xarit yi ànd nañu. samay jeunesse dem nañu jox ko. gis naa yéen presse bi jox ngeen. communicateur traditionnel joxe nañu. ñu bari joxe nañu. ak beaucoup de responsables. mais li nu mën a wax mooy xaalis moom moo wax clairement. moo ñëw leeralal ka fi ndax xamul wax jooju fu mu jóge. et je le dis ici à son nom. képp koo xam ne nga jox nga ko 15. na nga ko wax publiquement. ok voilà ma fàttali ni Alioune Badara Diop deuxième adjoint au maire de Saint-Louis. mooy suñu gan ci émission les grandes heures moom également mooy directeur général bu OLAC danañu ñëw ci benn question boo xam ni OLAC la concerné suñuy jeexal mais monsieur le maire fi ma bëggoon ñu dugg fa mooy li nga xam ni mooy liggéeykatu mairie bi mairie bu Ndar ndax itam adjoint au maire nga mën nga waxal mairie bu Ndar mën nga ko laayil su fekkee laay daf ko jar gis nañu ci jamono yee ay liggéeykat yoo xam ni dañ doon bale ak bale ni mu mettee poussière beeg yooyu yëpp ànd ci ngeen toog ñeenti weeru yàlla benn dërëm mu Mali wala dërëmu Zaïrois comme ni nga koy waxee léegi dugalu leen ko ci seeni poos déjà loolu itam yaakaar naa ni maire bu Ndar war na dépasser foofu de wala. waaw loolu moom ñoo ngi koy méttitlu. gënaluñu. mais loolu responsabilité suñ ko xaajoon si juróomi xaaj. ñetti agent yi la. agent yi doon liggéey. waaw xëy na benn bi ñun la. mën na wax benn bi FERA la ma leeral ka rek. FERA société bu état moom la. am na sax ñu wax ni seen Facebook Aliou Diop moom FERA. wax Aliou Diop moom FERA dama ngeen Aliou Diop moom Sénégal ndax société état la. comme ni état moo amee moomee SONES état moom ONAS moom OLAC bi ma nokk ak yooyu. te itam ban koy créé Macky Sall nekkagul président. ok donc loolu il faut mu leer. FERA yi tamit du ren la commencé jàppale Ndar depuis daaw. képp ku ñu fa jël daaw gis nga ni ñoo ngi lay fay par Orange Money. maintenant li xew na daaw maanaam ñoom FERA da lay jox même modèle de contrat. yow li ngay bind mooy sa turu agent numéro carte d'identité numéro téléphone am mu leen di fay par Orange Money. donc bi ñu signé xale seen contrat comme daaw. ñun leen da ngeen ko war a enregistrer ndax daaw ñun xamuñu ko woon. dañ leen yóbbu ñu enregistrer pour ñu enregistrer. dañ ko yóbbu ba FERA delloo ñu ko ni contrat bu nekk dañ koy enregistrer au trésor. kuy enregistrer contrat trésor dañuy xool li nga war am si at bi. ñun la bii natt da nga ko siy fay. 3% xam nga 5%. donc daaw bi liy amee mu metti. le maire Mansour Faye génnee xaalisam. jox agent yi. xaalisu boppam. pour ñu enregistrer. ren tamit bi loolu amaatee ñu dox ñëpp seen contrat leen dem leen enregistré ko. ñu toog benn weer ñaari weer enregistré wul. ñu toog bureau municipal waxtaanee ko waxaat ak maire kii seen patron muy service technique calculer taxe yooyu ni 1,3 million la. le maire Mansour Faye
jël 1 million 300 encore joxewaat ko pour ñu enregistrer compta ñëpp. entre temps nag il s'est trouvé que ñoom li ñu doon fayu dafa yokk. jóge na 50 000 dem 60 000. ensuite ñu am ay postes superviseurs donc Alicine bi bu demee pour enregistrer que nee na dama juumoon samay calcul. au lieu mu nekk 1 million 300 1 million 600 man mi Aline Diop ma jël sama 300 000 yokk si. donc loolu ñu dem enregistrer ñëpp donc faute bi. ñoom la ndax ko am sa contrat yaa ko war enregistrer. seen coow li sax tax na ba ren ñoom baaluñu leen ko. dañ leen nan ko dagg ñu dellooñ suñu xaalis. parce que tamit ni doo njuum pare nekk si mbedd mi. di wax su amee retard bu ñuy incombé mooy ñun waroon nañ ko gën a surveiller. waaw bi ñu paree itam yóbbu ko Fera nee na yóbbu na ko. Orange Money boobu ba léegi ñii ñoo ngi jot ñii ñoo ngi jote nang. am na ñoo xam ne jot nañu ñetti weer. je le dis ici am ñoo xam ne amareetuñu leen arrière. am ñoo xam benn weer la ñu jot am ñoo xam ñaar weer la ñu jot. avant Korité bi ñu bari jot nañu. ok je le dis mais coow li mi ngi si continuer. moo tax ñoo ngi waxtaan aussi nee nañu le bureau municipal bi mu réunir nee nañu puisque ñuy jaar Orange Money. bariwul charge mais day yéex. waaw nañu ubbil ñëpp compte. ci banque yi si banque yi. ciblé nañu sax benn banque. wax nañu sant nañu ko mën a waxtaanee ma ñu yóbbu fa ñëpp compte seen xaalis jaar fa. boobu au moins dootul amati retard. maintenant nag su fa jaaree banque xëy na daa fa perdre 500 wala 1000 francs. mais je pense ni aussi. loolu moom mënul ñàkk waaw. moo leen gënal. ngay jot fay seen tout salaire le temps à temps. que mu dagg que ñuy jéem a leen sàmm di wax li ñu am dafa tuuti. kenn mënu leen ko supporteel ba lool. et je le dis ici. noonu la demee. ñii gis nañu sax sama benn jarbaat mi ngi wër si rajo mi ngi doon wër si rajo mais si ñu fay la bokk. si ñu fay la bokk fay na ñetti weeram yëpp. mais xam naa ici mit gars yi dañuy fayu bëgg gis seen morom fayuwuñu. waaw bëgguñu wax ni man fayu naa. waaw ñu léegi nag ànd ñoom ci ñu ànd si maas bi mbuumbaay jiitu sa bi kanam si mbuumbaay. ok mais daal moom wan ni leeraay loolu la. waaw métti nañ ko. comme ni ma wax daan ko jéem a saafaraal. je pense que dès lundi daan dox démarche yooyu yóbbu leen dans une banque de la place. wax ak ñoom lan la leen tagg. agio yu banque yi di wax ñi attanuñ ko. ni banque bi aussi mën leen liggéeyal gratuitement. dafa am lu mënul nekk. donc ñu waxtaan ak ñoom ba fixé ko. salaire yi dafa jaar moom tamit moo leer. mais daal loolu rek la si dossier bi. képp ku nekkoon Fera daaw xam nga ni Orange Money nga doon fayu. te seen contrat yi aussi daaw dañ ko waroon enregistré. et je le répète encore le maire moo génne xaalisam. dugal ci. pas xaalisu mairie bi. waaw le maire moo génne si poosam. waaw dugal ci waaw ma fàttali ni yéen ngi suivre cette émission les grandes heures sur la 103.2 à la présentation Cheikh Ndiong suñu gan nekk Alioune Badara Diop deuxième adjoint au maire ñu nekk en synchronisation également ak Ndar FM ak rajo Zik FM monsieur le maire seen maire bi ndax mi ngi fonctionner loolu boolewuma ko woon ci laaj yi waaye structure yu bare dañu taxawandi am ñu sax ñu yoo xam ne dañu yaakaar ni léegi xeex Covid 19 rek moo xew ci jamono kenn warul def leneen ndax maire bi mi ngi fonctionner normalement. waaw yow Saint-Louisien nga. war nga xam nagam suñu maire bi. waaw man auditeur laay laajal. d'accord ndax dëkk bi tey la gën a set. tey la gën a leer. service yi dépense yi ñun. yëpp ngiy dox. ok muy maanaam service. ku soxloo sa ay. extrait yëpp soo demee. da nga koy soo gisee ay extrait yooyu yëpp. soo demee daa fekk ñu jox la ko. waaw donc suñu service bi ngi fonctionner dëgg la nag ak feebar bi. nit ñi dañuy moomanti liggéey. loolu su ñuy ñëwee tey. ñeneen ñëw suba loolu lépp pour éviter dajaloo bi pour éviter dajaloo bi. mais ak di tamit exiger ay gestes barrières ku dugg si hôtel de ville da ngay raxas sa loxo. ñu jël sa température. xëy na température su fooree. daanu la demander nga dem. maanaam saytu sa yaram. doo mën a dugg man daal ñoo ngi fonctionner. mais de manière aussi en ralenti ndax Covid bee ko def askan wi yëpp. comme li ñu wax conseils municipaux yi. réuniratul mais maa ngi leen di nuyu au passage te gëm ñu itamit heure bu liy jeexee heure première réunion le maire fera un compte rendu détaillé activités yi ñu jot a def yëpp boobu ba léegi mais ñu xam ni Covid bi moo tax benn conseil municipal mënul réunir ok damay fàttali ni yow Alioune Badara Diop yaay itam directeur général bu office des lacs et cours d'eau ñu di ko wax OLAC am na liggéey yu ngeen sumboon fii ci goxu mbaaj ngir protéger littoral bi liggéey yi am na ay jamono bari na coow indi nga ci ay tontu également fi mu nekk nii ñu war a defar beneen dig boo xam ne day continuer am ñoo xam ne am nañ ci yeneen xalaat waa universitaires yi ñu mel ne que ñoom professeur Dadien ñoom dañu wax ni yéen la ngeen fa nas ñoom seen xalaat wuute na ak loolu ndax dañu bëgg ngeen defar fa dig route boo xam ni moo gën a viable te moo ëpp njëriñ également loolu yow loo ci sa xalaat.
ma defoon naa da nga ma invité en tant que. ah waaye ñambaas du yàq sër. d'accord day tax mu jot rek. waaw jërëjëf peut-être loolu li may jëkk préciser. xëy na yàlla dogal na mu joué si rôle bu bare. ndax bi président créé OLAC. muy office du lac des lacs et cours d'eau. dafa boole ñaari entité muy office du lac de Guiers. ak li ñuy wax agence de promotion du réseau hydrographique. yàlla nag dogal agence boobu moo waroon door liggéey bi. donc bi leen dissoudre mu ñëw si man ma door ko def liggéey bi itamit Sénégal la nekk nag pays de démocratie. de la liberté d'expression mënuñu tere nit wax. mais mën nañu xëy na bàkkoo di def nañ fi ouvrage yoo xam ni depuis jamonoy tubaab yi 1950 kenn def ko fi. te ñii di wax yépp yenn saa yi sax am naa benn réunion ma demoon yaa nga fa ay magu dëkk bi. waaw di wax géej gi ma nga woon 500 mètres. di egsi ba dal tey. yépp ñuy yàgg teg kaw Mansour Faye. defe naa ko fi nekkoon géej gi nekk 500 mètres di jege ba nekk 400 mètres. nga toog croiser les bras ba mu nekk 100 mètres ba nekk 50 mètres war nga xam ni day dal sa kaw. donc dal boobu foot bi du Mansour Faye. du itam ñu mu àndal mais ña toogoon di seetaan muy jege la ba léegi bi ñu ñëwee nag avec appui Mansour Faye. xëy na door nañu liggéey boobu lan ba nu kër yi jëkk daanu fii. gox mbaaj ñu ñu déplacé yóbbu leen cité bi ONU bi nekk fële croisement Bango waa goxu mbaaj la ban defee ouvrage yi ba léegi kër daanootul goxu mbaaj te looloo ko tax a jóg maintenant yi tamit yàlla itam dogal Mansour jox ma ay indication wax ñu bindal ñaari requête benn bi dama koy yóbbu Banque mondiale benn dama koy yóbbu AFD man maa bind requête yi pour benn bi ñu xool nu ñu jëlee yenn kër yi tabaxal leen ay cité ñu sori géej gi beneen bi ñu aaye boobu la Banque mondiale war a financé benn bi mooy nu ñu fexe ba defar benn zone tampon entre kër yi ak géej gi yàlla tamit dimbal na ma bi ma defee requête yooyu Mansour si entre gens mu toog ak directeur général de Banque mondiale benn doomu daal tamit xëy na participer si muy Makhtar Diop Banque mondiale d'accord dina jox Sénégal 30 millions d'euros maanaam don la sax léegi sax yokkuwaat na pour kër yooyu ñu tabax. Mansour aussi toujours doon doomu Ndar jàppale ki tamit entre gens muy Diagne Ndiaye mu fexe ba bi ñu def One Planet Summit boo xam ne ay président la doon dajale fële sa Paris. Mansour toog sa kanam fa président yi toog en tant que maire. loolu lijjanti moo tax mu fexe fa défendre bos kiy ñëw. ba waa AFD wax day def digg bi donc sant suñu borom. bi xam ni loolu bi ñu ko bindee yàlla def na si suite. maintenant il faut que Sénégal yenn saa yi ñuy waxante dëgg man bëgguma sax ñëw rajo di kii la. bëgguma si tey kenn rôle universitaire du définir ay ouvrage amul benn ouvrage si àddina bi. ay universitaire. waaw mais mën nañu joxe seen xalaat quand même. waaw moom daan si egg si. loolu laa wax. donc universitaire. c'est pour def des recherches après bind. mais ensuite ku ne nga bind sa domaine. médecins yi bind ci médecine. philosophe yi bind ci philosophe. ingénieurs yi en pont et chaussée ou génie civil bind ci ouvrage. sociologue yi bind ci sociologie. mais mënuñu am tey ngay toog man yooyu naam koy gis. médecins yi di wax philosophie. philosophe yi di wax ouvrage. sociologue yi di wax ay waxu marine. donc askan wi nii sax xëy na mën nañu ko mën sañ. mais si universitaire man mun ma ko comprendre vraiment je vais être honnête. si universitaire mën ma ko comprendre. d'accord donc mais pour dire rek c'est pas le rôle à des universitaires surtout à des informaticiens et à des sociologues de définir ouvrage yu di defar seen jànguñu ko xamuñu ko nanu jàng nanu wax ñoom lii seen mais déjà am na si ñoom ñoo xam ne ay géographe lañu ku mel na professeur Dadien par exemple pour le citer moom laa ci gën a miin moom géographe la mais loolu du liggéey géographe les ouvrages on les apprend en génie civil en pont et chaussée d'accord comme la médecine fenn la nga koy jànge il faut que li may wax ni ñoom xam nañ ko ndax ñun aussi jàng nañu te bi ñuy jàng gënuñu woon ñàkk xam-xam ko il faut que loolu ñu xam nga du rôlu géographe du rôlu sociologue n'empêche ñun dañu jël comité benn bureau d'étude bureau d'ingénieur conseil comme son nom l'indique ñooy définir ouvrage bu ñuy tabax te ñoo koy définir ci àddina bi yépp sooy dem Europe nga gis tunnel sous la Manche maanaam ñu def tunnel bu jaar ci suuf géej relier France ba Angleterre ay bureau d'ingénieur conseil ñoo koy defar soo jëlee Sénégal gi nga jël autoroute Ila Touba
ay bureau ingénieur conseil ñoo koy def. tableau bu ngeen mës a gis ñu taf ko di wane travaux daan fi bind bureau d'ingénieur conseil bi kile la. bureau ingénieur conseil mooy définir ouvrage du liggéey universitaire. du liggéey homme politique. kon da ngeen jàpp ni yéen la ngeen fay def moo gën daal. non dama ne. ñun dañu jël bureau d'ingénieur conseil. mu définir li ngeen war a def ndaw. bureau bi ay groupe bureau la boole. benn groupe la ay mën ngeen dem ay ingénieurs yu mag a mag la. logis la mu am ku mu àndal. ku am lu muy critiquer. da ngay bind parce que aussi xam-xam lu ñu bind la. xam-xam lu ñuy bind la tradition orale c'est pour relater. évidemment là je suis d'accord parfaitement d'accord avec vous. la tradition wax bind yónnee ci ñi ñu ko war a yónnee. très bien wax pour nettali la. mais xam-xam dañ koy bind. waay évidemment dañuy jël études yi. ñu ne lii la ñu fët lii la ñu fët. lii la ñu proposé. am na fi doomu Ndar yoo xam dañ koy def. nam sama mag Arona Fall ma suli ko à passage. invité nañ ko ñun sénégalais bu nekkoon la sayet doomu Ndar. nekk pudu dëgg yépp bi ñu joxe ay documents yoo xam suñu xam-xam eggu fa. dañ ko wax grand mën nga du jàppale mu liir ko. bindal ñu document bu leen naañ ñu jox ko kan ka war a jox. noonu la xam-xam dañ koy bind. mais xam-xam du lu ñuy nettali pour waxtaan la. ak lépp nettali du xam-xam dañ koy bind. maa ngi leen di def appel. c'est pas trop tard même si du fekkee tey projet boobu AD moo koy déroulé. lancé noonu appel d'offre ba jël entreprise. mais suñu xalaatee ni loolu baaxul. affaire yi du organiser ay conférence di organiser ay débat da ngay jël nga bind fët xam-xam bi fët calcul yi fët formule yu ñu utiliser fët données yu ñu def teg ko wax lii laay proposé su boobaay tamit yàlla may nañu tuuti xam-xam daan ko liir su deekee lu xel nangu la daan ko jox ñooñu ndax incha allah Mansour Faye ak ñi mu àndal du ñu nangu ñu fiy def dara loo xam ne du intérêt doomu Ndar waaw te loolu ñun wane nañ ko fu nu mënta toog défendre Ndar la ñuy def sans état d'âme et à nos risques et périls. ñaari question yu gàtt balaa ñuy teral Alioune Badara Diop ay auditeurs ñoo ma ko laajloo benn bi nee nañu da nga wax man au conditionnel laa ko doon def su fekkoon tubaab laay wax da nga wax ni yow dootoo def sa xaalis ci sport est-ce que loolu dëgg la. non débat personnel moom bëgg ma ko fi indi. non du débat personnel yow da nga nekkoon ci sport bi. non dama nekk ci sax ba tey. parce que yaay parrain wu ODCAV. te incha allah di jàppale aussi Saly Basket Club en tant que président sortant yooyu aussi war nañu ci wax non incha allah. waaw. maa ngi waxtaan ak sama frère abi nu mu tuddati. Baba Tandia. non kii laay wax Mamadou Ba. Mamadou Ba bu ODCAV. bu ODCAV très bien. et je pense que ni. ren si tout se passe bien man nawetaan door li ma wax. ODCAV la duy doore su ma ko yàlla mayee may ma fekk ka te tal ka may ma kàttan bi may ma moyen je serai le parrain ok waaw maintenant nag jaam bëgg-bëggam yàlla ak dogalam maintenant yeneen yi ça dépend mais Saint-Louis parce que aussi je dois dire il faut que je tourne la page je dis pas tourne la page il faut que je ferme le livre parce que dama si nekkoon keneen ñëw na la courtoisie doxalin bu rafet moo laaj nga bàyyi kooku mu déroulé. début saison bi ñoom amuñu woon président. am ay jafe-jafe muy man beneen doomu Ndar bu nekkoon sama place daa ko def. fa lañ jàppale leen pour équipe bi door. léegi nag am nañ président je pense que li rafet. mooy man ñu bañ ma sax tuddati. ndax sama mag. sa président Baba Tandia maa ngi koy nuyu au passage ndax lu rafet rek lay wax si man. fépp fu mu teew. mu nekk à l'aise man dama doon dootuma si waxati sax. te damay ñaan rek kenn bañ ma si interpellé ti Saint-Louis Basket dafa exister avant may nekk président. ay nit yor ko. ku nekk def sa temps. te day continuer exister après yow def naa sama temps. keneen na fi nekk ko day def temps. ak keneen def temps. il faut qu'on accepte. man de franchement. de fermer le livre quoi waaw bi ci des mooy am na benn auditeur nee na dafa lay dégg toujours ngay wax ni man aw ma ambition politique man daal Mansour laa àndal su Mansour bàyyee ma bàyyi ainsi de suite loolu metti ko loolu nee na loolu est-ce que yow réellement dafa nekk conviction si yow wala da nga ko waxoon nii rek par mégarde nga leeral ko bu baax a baax. xam nga dañuy wax sa un homme politique soo waxee loolu. ñu nekk sa gannaaw te mu ñu bàyyi la. mais je l'assume. man ak Mansour c'est pas des relations de politique. ay relations humaines. incha allah tant que maay ànd ak sama sago j'ai pas l'ambition di ko coog moom dara. muy man muy makat bi toog sama wet moo ko jëkk xam Mansour. su ma ko naree def sax na sama mbokk yi jaay sama alal yëpp fañ ma ñoo xam ne ànd toog sama sago. ça je l'assume. je l'assume on me dit nag un homme politique du wax loolu mais je le dis et je l'assume. moom laay àndal politique incha allah. te tamit ñu ngi yor dëkk bi yor bu rafet. boo xam ni dara nécessité wul.
ay xëccoo ak ay leneen ça je le dis. dans le dit et je le dis et je l'assume. su dul woon moom du ma dugg ci politique. et je suis là pour l'accompagner. incha allah aussi mi ngi may jox cër bi qu'est-ce qu'on dit plus on est là pour l'intérêt de Saint-Louis on n'est pas là pour nos propres intérêts. looy tàggoo ci 30 secondes. waaw peut-être nuyu loo xam dama si juumoon. d'abord rajo yi xam ni. waaw. rajo yi xam ni ñoo ngi ko doon jël en direct. en synchro. waaw muy la rajo municipale. ak aussi la rajo. Zik FM. beneen bi itamit nuyu ñu doon seetaan aussi à travers Facebook. ak aussi ji def ñi ko retransmettre. samay rakk yi. muy Cheikh. non am na si ñenn ñoo xam ne say militant lañu. waaw Diagne maa ngi koy ziar bu baax yenn boy yi xam naa leen de dañu yaakaar xaw ma leen say militant lañu. waaw yow Tafa Diagne moom sama rakk la sama militant la. waaw kii tamit yi ko fi indi pour def ko si sor nord bi. remercier daal ñëpp. ñu xam ni lii. lii nu président sant Mansour da koy dawal si yoon. xam nga jënd na fi ceeb kilo bi gën a moins cher. taxul nit ñi wax nañu. su doon suñu sago nag wax du am. ndar itamit ay comité la ñu teg. tànn dëgg la nag lii maire bi di indiwaat daan fexe comité yi nu ko gën a élargir. nu ko gën a élargir mais xam ni amul benn liste bu jóge si le maire Mansour Faye. amul benn liste. itamit bu jógee ci aucun responsable politique. amul benn liste bu jógee ci autorité yi. muy préfet ñeneen. dafa am loo xam ni faayoon naa ko mais gouverneur dégg nañu fii vraiment mu félicité la ci liggéey bi dama doon bàyyi ba émission bi jeex ma door ko wax parce que bu ma ko waxee ci biir day mel ay soxlu la mais gouverneur dégg nañu ko vraiment mu félicité la ci kanamu ñëpp fii ci Ndar. waaw loolu maa ngi ko si remercier bu baax a baax. ndax effectivement jëkk na ma ko wax en pleine réunion. honneur bu rëy la ndax gouverneur mooy représenté président fii si biir dëkk bi. waaw félicité na ma keroog tamit effectivement dimanche bi ñuy wër. wax na ko publiquement. mu touché ma trop. maa ngi siy gërëm gouverneur bu baax a baax a baax. vraiment si parole aimable yooyu mu wax. d'abord si kanamu le ministre maire Mansour Faye. kanamu yéen. presse bi kanamu aussi ñu ma bokk liggéey bi. li may ñaan rek mooy ñu may ñu. ma partagé félicitations yooyu ñi ma bokk liggéey bi ndax comme je l'ai dit ay adjoint au maire dañu nekk ñoom tam engagé wu moo tax léegi ay Dembay Latit Fall Fatou Diouf Lamine Ndiaye fu ma daan jógee réunion sax woo leen ni foog ñu réunion léegi décidé ñu ñëw réunion ñu waxtaan malgré yenn sax koor gi la woon su ma fa waxee réunion tam ñoo leen il fallait décider jël naa bii décision ànd nañ seeg man défendre remercier mais Mansour bi xam ni moom ma tànn ma toogal ka fa tey tamit décision fa jël yëpp wàccu si benn yëpp ànd na seeg ñun donc touché na ma personnellement maa ngi gërëmaat kile gouverneur peut-être li ma siy wax loolu laa bëggoon tëje moom félicité ko dañuy wax sax kenn du félicité sa chef xëy na exprimer sunu admiration ndax il a bien géré la Covid vraiment, au niveau régional avec aussi l'équipe médicale mi ngi tenir ay réunions chaque mercredi avec rigueur di jël ay décisions fortes et veiller à leur application avec aussi préfet ak ñu bokkal commandement territorial les forces de sécurité et de défense vraiment xam leen ni Ndar yàlla jàppale nañu feebar bi demewu fi noonu mais parce que dafa am ñu taxaw di réunion di liggéey dans l'ombre ñooñu ñëpp en ma qualité d'adjoint au maire di représenter askan wi maa ngi leen di remercier au nom du maire comme de tout le monde loolu daa am lu may wax si jéggalu maa xaw jéggalu wax njaayeen ni rek soxlawul marche xam naa sama benn jigéen bu nekk fële benn njaayeen Pikine dégg naa démb da doon wax day marche mais xam rek maire bi dina génnee alalam pour xool nu mu gën a affaire bi gën a maase. c'est ça mais maasale total moom mën na nekk. Alioune Badara Diop émission Les Grandes Heures ak Teranga FM ñu ngi lay remercier yow itam di la ñaanal yàlla également bu baax a baax di wax ni seen émission Les Grandes Heures la woon à la présentation Cheikh Ndiong mise en onde technique bi kii di Abdoulaye Gueye Guébez moo fa nekkoon donc di gërëm également ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi si doon collaborer ci émission bi Cheikh APR ñoom Moustapha Diagne Abdou Diouf ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi woon ci live Facebook bi ak sa xarit yi nga àndal aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jox rendez-vous beneen dimanche même heure même fréquence 103.2. man nuyu sama xarit yi non doon naa juum de mooy sama mag Omar Sow. Omar Sow waaw. ak Makan Ndiaye. waaw miin nañu rajo bi ñoom ngay àndal toujours. mais du lu sat nag. voilà waaw ñoom ils sont fair play au moins. voilà donc dimanche prochain incha allah même heure même fréquence 12h 13h si émission Les Grandes Heures merci beaucoup aux auditeurs yi nga xam ne ñu ngi doon déglu également et à bientôt voilà.